Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. mbokk internet yu DKR 221 nuyu nañu leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay comme ni nu koy defee saay su ne actualité bi moom moo koy daal di laaj ñu leen di invité fii seen i ay kàngam yoo xamante ni dañuy def actualité bu baax a baax daal di waxtaan ak ñoom ci tolluwaay réew mi suñu invité tey di Clédor Sène nekk président mouvement citoyen bi di Claire Vision Gindi Sénégal récemment ñu taxawal beneen mouvement mu bokk ci membre fondateur yi muy mouvement citoyen bi le peuple ñuy waxtaanee tey ji di ko dox wàllum actualité comme ni ñu ko daal di xamee muy mbirum Ousmane Sonko ak affaire bi ñuy wax Sweet Beauté Adji Sarr daal di koy tuumaal ne def ko daal di violé ba noppi nag di ko def ay menaces de mort déjà ban lecture ngeen am ci actualité boobu. waaw lecture bi ñu ci am mooy dañu dem ba ci biir loolu yëpp daal di màbb parce que bi ñu koy dogu yëg mbetteel la woon ci ñëpp mu jëlee woon kaw ñëpp mais bi ñu demee ba ci biir ci ëllëg sa rek la mbir mi commencé doy waar parce que dañuy gis ni. benn oto moo ko fa jëlee te moom moo woo borom oto bi docteur a ngi ci woon avocat ngi ci woon mu mel ni ab cabinet ambulant boo xam ne moom moo ko jël si pour yóbbu ko kër docteur bindal ko plainte 1h du matin yóbbu ko kër docteur xaaju guddi ci ëllëg sa résultat yi doo génn donc ki indi oto bi dem nañu ba ci biir xam ni politicien wu APR la donc loolu moo ci teeloo xew nit ñi ba nga xam ne kenn mënatul dégg affaire viol surtout que dañu ni viol répétitif la maanaam dafa am ay yoon ku ñuy siif ay yoon nga xaar ba ci mujjantal bi ngay doog a porter plainte loolu yenewul maanaam ba noppi nee na kooku da doon indi sax ñaari fetal xoj ko léegi kenn waxatul waxu ay fetal ak ay xoj ba noppi ñi xam ndaw si seedeel ko koo xam ni day juyoog dëgg du waxkatu dëgg ki koy liggéeyloo loolu la ko seedeel ay mbokkam ci boppam ñoom ñoo seede ni xale bi du waxkatu dëgg donc loolu dafa saxal ci xelu nit ñi ni lii ay pexe ñu lal la pour fàggaagal gàkkal deru adversaire politique fàggaagal ko te doxalinu politique bu ñaaw la boo xam ne ñun ànduñu ci. bu ñu leen déggee complot gi ñuy ruumandaat yéen di ngeen ci ànd. dañ ci ànd parce que waa APR ñoo indi 4-4 tudd nañ ci. Maître Dior Diagne miim na ko bay menacé nit ñi de plainte ni bu ko ci kenn tudd parce que moom bindul plainte mais tudd nañ ko ci avocat yu jigéen yi bëri nañu moom la ñu tudd indi nañu docteur boo xam ne ci guddi gi la def liggéeyam kon loolu complot bu leer a leer la surtout que fi procédure bi àgg tey dafa dem ba ñu politiser ko parce que procureur dugal na ci loxoom daal di def plainte contre X ministre bi àdduna ci saisir assemblée pour ñu yëkkati mbalaanu kiiraayam kon mbir mi complot la te politique da ci dugg moo tax dootuñu ko xool ci angle benn délit de meurtre wala benn tuuma pour viol maanaam siif mais pexe ay politiciens pour fàggaagal seen adversaire kese te loolu ñaaw la ci Sénégal. loolu moom mooy seen xalaat mais individu yi ngeen di wax ñoo nekk tapis dans l'ombre tey mën nga ci citer ay tur ci li ngeen xalaat. waaw Abdou Aziz Mbaye doomu politicien bu mag la. boo xam ni mu ngi militer APR moom ci boppam mu ngi militer APR donc kooku il n'est pas tapis dans l'ombre il a été démasqué de l'ombre il a été sorti de l'ombre parce que moom moo indi 4-4 bi Maître Dior Diagne bi ñu ci tudd miim na ba ni ku ko ci tuddati mu porté ko plainte mais ñu bëri nee nañu moom moo nekkoon ci oto bi moom moo bind lettre bi moom weddi na loolu kon médecin bi nekkoon ci oto bi ban médecin la est-ce que moom moo def expertise bi parce que xale ba CTO lañ ko yóbbu pour def expertise médicale mais expertise médicale boobu sax dafa ndërmeel accusation siif bi nga xam ni moom la xale bi waxoon loolu day firndeel encore une fois de plus que xale bi du waxkatu dëgg parce que expertise médicale bi nee na amul jote bi mu am fukk ak juróom benn waxtu jiitu ñu ko fay indi jotewul ak góor donc loolu yëpp ay wax yu dañ la te ñi nekk ci gannaaw mooy avocat médecin ak waa APR donc bu fekkoon ni ku féetewul fenn la sax ñun xëy na dafa am ay compte à régler ak ñeneen ñoo koy fexeel mais boo ci tuddee waa APR rek leer na te aussi cool yi bu ñu jógee ba léegi kenn déggu ci waa APR te rus na ci nopp ñëpp ni dañ leen jox consigne pour ñu maanu ci bañ cee wax donc ñoom li ñuy def ak fi ñu jëm ñun xam nañ ko te loolu la ñu mënul nangu parce que utiliser ay pexe yu ñaawee noonu pour faggaagal adversaire politique loolu mu ngi doog a am Sénégal
enfin doogul am Sénégal sax parce que y a eu l'affaire Diombas Diagne xaw ma façon yu politique yooyu daal vraiment war nañ ko féetale gannaaw te di jongante ci urne yi ci élection loolu mooy démocratie te noonu ci ay pexe ak ay doole yu la nguur jox. bu ñu xuusee ba tey ci mbirum Ousmane Sonko boobule wax ci procédure bi ci assemblée nationale démb gisoon nañ mu tàng lool ci diggante nag opposition bi ñi nga xam ne ñooy député yi démb ñu daal di sax boycotté salle bi déjà ban lecture ngeen ciy def. waaw loolu day gën a firndeel rek ni mbir mi complot bi ñu ci ruumandaat moo ko lal parce que député yi lan moo tax ñu génn. dañu indi benn réquisitoire procureur boo xam ni alxam lay toppul Ousmane Sonko dañu bind plainte contre X léegi ñoom ñu sàkku ci assemblée bëgg sàkku ci assemblée ñu yëkkati mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko ci kaw plainte boo xam ni turu Ousmane Sonko nekk ci X moo ci nekk loolu nag ñoom nee nañu duñ ko fekkee duñ ko wote duñ ko sax fekkee te loolu aussi lu yenu maanaa la parce que ca njëlbeen ñun dañuy waxoon Ousmane Sonko la ñu tuumaal siif ak menace de mort ak ayu kenn xamul ñu am nañu ay prélèvement et cetera mais ba ñu defee certificat médical dara amu ci kon lan la ñuy doyee levée immunité parlementaire du député boo xam ni amul benn procès verbal d'enquête boo xam ni daf ko tuumal daf ko déposé plutôt amul lenn loo xam ne déglu nañ ko ci wàllu dossier boobu léegi ñu bëgg a yëkkati mbalaanu kiiraayam ci koo xam ne accusation bi dafa màbb déjà waaw. mais ci conférence des présidents ñoom depuis semaine bële ba tey ñu ngi ci procédure yi ngir lever immunité parlementaire am ñoom ci documents yi déjà waruñu woon xëy na pour man dañoo bàyyi ba jaan bi di dem ñu topp ci génn nga di wata waruñu woon sa statut commencé procédure bi te document bi ñu leen jox x moo ci nekk amul woon ni tur Ousmane Sonko ndax nee nañu ci document yu majorité bi ñoom nee nañ document yu ñu mës a jot ba day tur Ousmane Sonko moo ci nekk. waaw xam nga. conférence des présidents li ko sos mooy pour taxawal comité ad hoc jàpp bés ni bés bii la ñuy taxawal comité ad hoc pour yëkkati mbalaanu kiiraayu benn ci suñu naataango ci base dossier yi ñu leen jox mais keroog kenn joxu leen benn dossier lettre ministre bi moo fa nekkoon ak réquisitoire procureur ak bu doyen des juges lettre doyen des juge 8e cabinet mais joxuñu leen dossier dañ leen liir Moustapha Niass moo liir lettre ministre bi liir bu procureur daal di fay yem parce que lettre bu ñu liir yow mënoo ko téye par cœur mënoo ko nafar mënoo ko saytu mënoo ko jàngat loolu jaaduwul foofu joxuñu leen fa document démb nag ba ñu demee di composer comité ad hoc bi ca lañ leen jox procès verbal ak rapport médical bi ak réquisitoire procureur bi mais ba léegi kayitu juge d'instruction bi ñoom dañ ko denc mais réquisitoire procureur bi ñu jox député opposition yi x moo ci nekk waa majorité bi nee nañu ñoom kayit bi ñu leen jox tout Ousmane Sonko moo ci nekk kon xëy na ñoom kayitu juge d'instruction bi lañ leen jox yu mel noonu bu amee ci assemblée du xaar ba jaan daw nga topp ci watat bi mais àq ak yelleefu député yi la ñu sàmmonteelul parce que yoon la woon depuis la conférence des présidents PV yi ñu leen jox ci ba ñuy def comité ad hoc bi mu ngi fa woon booba lañ leen ko waroon jox parce que député yi réclamé nañ ko ba mer loolu mooy indi ay tension inutile ci biir assemblée nationale maanaam dañ ciy jalgati yoon donc loolu day woon rek ni politique mu ngi ci dossier bi ba waratuñu attardé wu sax ci waxu Adja Sarr boobu mais dañuy xool nguur gi na muy fexee wañ loxo assemblée pour yëkkati mbalaanu kiraayu Ousmane Sonko parce que procureur lu mu demandé mooy bu ñëwee nañ ko jàpp loolu la bind de dinaa leen may nu mu tuddati réquisition bi dafa ne nañ ko placer sous mandat de dépôt x la ñuy wax x bu ñëwee ñu placer ko ci mandat de dépôt te ñoom nee nañu x mooy Ousmane Sonko kon loolu mooy moom bu wuyjee dañ koy jàpp kon ñoom lal nañu seen plan ba pare mais ci fan lañ ko teg ci waxu nit koo xam ni kenn mënatu ko gis muy nekk ci kër kilifa te nee nañu ci kër avocat bu jigéen boobu la nekk. avocat bi sax dafa bañ ne plainte bindu ko. avocat bi nee na ku wax ni plainte bi moo ko bind mu porté la plainte dégg naa am na sax ñu mu porté plainte ñaar ñu mu porté plainte mais ndaw si tamit bindu ko parce que
plainte boobu professionnel du droit moo ko bind parce que dafa jaar yoon boo xam ne xale bu jàngul mënu koo bind xale bu jàngam sorewul bopp mënu koo bind kooku muy benn xale boobu tamit noonu la ñàkkee moyen mobiliser médecin au-delà des heures de cours ay booru 23 heures nga am médecin ñëwal la am 4x4 bu la jëlee li médecin ak avocat boole leen ci benn waxtu boo xam ne da nga leen di woo rek nga ñëw dugg ci oto ba fekk fa loolu yëpp ngeen dem gendarmerie loolu moo nekk di feeñ nii ci assemblée nationale seen pexe yi ñuy lal pour forcer procédure bi pour àgg ci lever immunité Sonko pour placer ko sous mandat de dépôt ñoom nag ñu ngi foowee réew mi parce que ñu ngi nar a taal réew mi loolu bu amee lépp lu mu jur boobaa ñoom ñoo ko yóbbee réew mi te ñun dinañu fexe ba lépp luy am dara bañ ñu cee bett moo tax ñu sos suñu kuréel boobu. ci foofu sax la ñuy daal di nag jaaree daal di nag tëj ci chapitre Ousmane Sonko boobu ibbi li nga xamante ni moom mooy seen mouvement citoyen bi de ngeen duppee le peuple nga bokk ci membre fondateur yi déjà lu sabab boobu les mouvements. waaw li ko sabab mooy li fi ma daanelee léegi parce que ñoom ñu ngi jëm ci tër adversaire politique bi leen gën a tëj ci opposition bi fi mu nekk nii ci ay pexe yu jaarul yoon ci ay accusation yoo xam ni. ay wax yu dul dëgg ñoo ko lal loo xam ni amul benn firnde loo xam ni tudd ñu ci sax Ousmane Sonko procureur ne moom Bassirou Gueye ni x bu ñëwee nañ ko jàpp maanaam nañ ko. kon yéen mouvement bi li ngeen ci wax lépp li ngeen ko sos lépp pour Ousmane Sonko la. waaw presque moom moo ci bénéficié wu mais Ousmane Sonko taxu ko jóg parce que gis nañ lu mel noonu la ñu defoon Karim Wade. lu mel noonu la ñu defoon Khalifa Sall lu mel noonu la ñuy waajal Ousmane Sonko te loolu bu sottee keneen ku jóg taxawal opposition bi ba gêner président Macky Sall da koy fàggaatal ci koo xam ni mu ngi ci dernier mandat am moom waratul am ay calcul politique parce que dafa war a dem abal ñu mandat am jeex na kon opposant bu taxaw waru koo déranger loolu rek war na njortuloo ni kii daf ñu bëgg a imposer dictature boo xam ne duñu ko nangu kon xeex bi du xeexu Ousmane Sonko rek xeexu Sénégal yépp la xeexu liberté Sénégal la xeexu liberté individuelle la xeexu démocratie la parce que du dëgg du yoon ñu bëgg a jël adversaire politique fagal ko ci anam yu mel noonu te ñoom buñ ci paree ci ñun la ñu jëm kenn dootul wax lu waroog. seen mouvement bi am na ay opposants. non ñun ñu ngi ci mouvance opposition bi ñun ànd ñu nguur gi. kon da ngeen di politique nekkatul mouvement citoyen. mouvement citoyen la mais position boo mënti jël day am connotation politique parce que boo jëlee position bu waroo ak position nguur gi yaa ngi ci position opposé wu ak nguur gi position opposé wu ak nguur gi nag c'est politique da nga koy assumer booy wax ci sa démocratie dëkk ci sa àq ak yelleefu doomu aadama yi dëkk yaa ngi wax ci politique parce que loolu bokkul ak politique politicienne nga xam ne da ngay woote ay militants pour am ay nit di teg ay kuréel pour gagner ay élections pour nekk ci nguur gi ñun def ñu boobu politique ñun mouvement citoyen lañu yoo xam ne bés bu élection jotee dañuy engagé wu en politique dañuy xool ku ñu doy ñu jàppale ko. dañuy politique assumé nañ ko mais duñu parti politique te politique dafa dul suñu métier mais posture yooyu ngay jël ay posture citoyenne la parce que dafa am loo xam ne intérêt ñëpp lay doon parti politique lu bëri lu muy def intérêt partem lay doon yow mën nga xeex pour ñu féexal sa leader comme waa Pastef mën nañu xeexal Ousmane Sonko pour kenn du ko jàpp mën nañu xeexal Ousmane Sonko pour mu falu mën nañu xeexal Ousmane Sonko pour yeneen i raison mais ñun mouvement citoyen ñëpp la ñuy xeexal lépp loo xam ne njëriñu ñëpp la. mais ku la dégg da ngay wax mën nañ jot ne ci élection yi nga xamante ni ci la ñu jëm mën nañu xaar mouvement citoyen le peuple daal di ñu taxawal ak opposants yi leen nar a fekk si c'est sûr que dina am ñoo xam ne dinañ leen fekk si ñu taxawal benn coalition ngir jàmmaarloo ak ki fi nekk. mais bien sûr parce que ki fi nekk dañu war a compétir ak moom ki fi nekk de toute façon moom warut mi sax jàmbaarloo ak moom jeexal na moom constitution bi moo ne pare na dafa war a ablé léegi nag réew mi yéene nañu mu tàbbi ci ay loxo yu set mu tàbbi ci ay loxo yoo xam ne duñu ay loxo politicien bépp politicien boo xam ne intérêt boppam taxu ko jóg mais intérêt askan wi moo ko tax a jóg parce que dañu seetlu indépendance ba léegi nguur yi dañu ñëw rek nekk ay milliardaires nekk ci seen bopp ba noppi du ñu mën ci intérêt askan bi dara
xoola président Macky Sall day jékki-jékki ni jabaru ambassadeurs yi léegi dama leen di fay salaire 500000 loolu fu mu ko teg étudiants yi bu ñuy laaj seen bourse ñu yebal alkaati yi léeg-léeg ñu fetal ci nit mu dee béykat yi bu ñu paree mënuñu jënd seen gerte ndox bu ñu naan mënuñu ko jox te gis ngeen oto yi ñuy dawal gis ngeen DG Sotrac bi ak ancien DG Sotrac bi kii ni yow sa oto 80 millions lay jar kii naan sa oto 58 millions lay jar alors que nit ñi seen ay bourse seen services sociaux de base mëtuñu ko donc il faut que ñu fal ñoo xam ne dañ fi nekkal intérêt askan wi mais bañ fi nekkal seen njëriñ parce que ñëpp gis nañu nguur gi manqué wuñu dara mais askan bi amuñu dara. est-ce que bu boobaa dina yomb ndax gis nañu ñi nga xam ne ñoo nekk ci affiche ci seen mouvement bi Abdou Karim Gueye Xrum Xax gis ci tamit ki ñu xam ne dañ koo duppee l'insulteur national muy Assane Diouf du tacheter un peu seen mouvement bi. non xam nga genre remarque yi moo indi Sénégal ñëpp nekk bopp sa bopp parce que Abdou Karim la moo ko yóbbu prison. mais bu dul loolu moom li ko yóbbu prison. xeexal ñëpp la Assane li ko yóbbu prison xeexal ñëpp la. mais xeex dafa am une manière aussi du toog rek di saaga nii après nga dugal ko di posté ko du xeex dafa am. ba tey loolu Assane ngay wax Guy Marius Sagna lu ko dugal prison xeexal ñëpp moo ko dugal prison bëri na ay activistes yoo xam ne yoon actuellement nii am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen jàpp te xeexal ñëpp moo tax ñu jàpp leen léegi ñooñu nag bu fekkee ni jàpp nañ leen ci loolu. ci ay revendications démocratiques wala nga dem ci manifestation ñu jàpp la ñu ne la yow def nga kaso est-ce que du gàkkal xeex bi loolu day pousser bu yàggee ñooñu dañuy jékki-jékki ni askan wi jaratul ñu leen di xeexal parce que après ñoom sax lañ la ci ayibal far ñu daj ci liñ ci daj Abdou Karim ci opération lu jóge ñetti opération ñu jàpp ko tëj parce que xolam fees na ci ni dëkk bi dictature bi moo fees xolam ba mu wax lu ëpp ba ñu jàpp ko si. kon d'accord nga ne wax na lu ëpp. mais bien sûr. waaw mouvement citoyen bëri nañ gisoon nañ fi Y'en a marre gis fi àdduna bokk gis fi République des valeurs ak yeneen ak yeneen tey est-ce que yéen ngeen ñëw taxawal benn muy le peuple du ngeen dem rangé wu ci ñooñu ndax un petit peu yéenay bokk objectif pourquoi démarqué wu jëlaat ñeneen ñu bokkoon ci ñoom ñu ñëwaat ci yéen. te ngeen bokk benn xeex mbooloo mooy doole. da nga nekkul ci suñu biir moo tax xamuloo parce que loo gis wañu boo gis ci benn lay commencé mouvement bi mu ngi sosu démb sorewul man waxtaan naa ci ak ñooñu ngay tudd ñoom man gi jot naa ko téléphone yëgal naa ko mais moomul boppam dafa war a waxtaan ak ñu mu séqal kuréel loolu waruma ko woon sax wax fii pour te dire que xeex bi benn la ñoo bokk jubluwaay te dinañu retrouver wu ala kulli al par force gis nga bu ñu retrouver wul même ci benn cadre légal dañuy retrouver wu sur le terrain parce que daan nañu organiser ay manifestations mais ñun daawuñu xaar man bokk ma woon par exemple ci aar lu ñu bokk loolu suñ ko waxee dina bett ñu bëri mais daaw ma xaar ñu invité ma ci manifestation pour mu ñëw man dama daan ñëw mais mun a Bousso dafa daan ñëw ak ñeneen ñoo xam ne boole wuñu leen ci woon dañu daan ñëw parce que terrain bi ñëpp ko moom. léegi cadre organique yi nag yeneen la parce que am na ñoo xam ne xëy na am nañu ay ONG yu ñuy liggéeyal am na ñoo xam ne dañu bëgg nekk seen bopp am seen autonomie am seen indépendance ñu bañ leen a ruumandaatal lenn mais terewul ñoom ñëpp mën nañu ànd xàccandoo dóorandoo bu fekkee ni intérêt Sénégal moo taxaw te tey jii gis nga wax bi bu ko kenn oyofal parce que démocratie moo nekk en jeu. liberté moo nekk en jeu liberté individuelle liberté lu am solo la tey jii bu ñu yàlla mayee sago ñu toog di waxtaan ni liberté moo ñu ko may léegi régime bi nag day foowee liberté doomu aadama yi parce que dañuy jékki-jékki jàpp nit tëj ci loo xam ni yenuwul maanaam te ñi nga xam ni ñooy jalgati suñu alal am ay dossier ci yoon bokk ci nguur gi ñu bàyyi leen ak seen aafiya bàyyi leen ak seen jàmm loolu nag mooy indi révolte mooy indi révolution yéen a ngi wax démb ci yenn dossiers yoo xamante ne ngeen moo gën a nekk priorité ci procureur ngeen koy woo ngir mu daal di jublu ci yooyu les dossiers comme yan mën nga ñu limal rapidement. xam nga fii la Seynabou Ndiaye Diakhaté génn ni procureur Bassirou Gueye yow jox naa la dossier COUD Omar Anne bi ñu doon tuumal ay ñebbe kilo 4000 ak yooyu te détournement bu mag amoon fa
moom nekk te téye na dossier bi 3 ans te nangu ko instruire ba léegi nee na dafa war a am complément d'information parce que dañu war a may monsieur Anne mu tontu gis nañu Prodac 69 milliards xam nga 29 milliards Mame Niang rapport inspection générale des finances moo ko cité loolu enquête la ak dossier Petro-Tim ñun ba ñuy woo appel à témoin dik nekkate booba depuis plus de 3 ans OFNAC teg na ci table procureur dossier Petro-Tim te OFNAC du jébbal procureur lu dul lu ñu am ay firnde yu leer war ko àtte ci yoon lu ma enquête bu mëtale day def ay commission rogatoire ba bitim réew di vérifier ay contact ay information ba enquête ba lépp parce que am na fa ay gendarme ak ay policiers ak ay inspecteurs généraux d'État ak ay financiers ay inspecteurs des finances ñu càmbar lépp ba mu leer ñu jébbal ko procureur loolu la procureur téye te Petro-Tim boobu am na rapport OFNAC mais am na aussi rapport IGE ba nga xam ni moom moo jiitu rapport OFNAC bi donc ñaari rapport moo am ci dossier Petro-Tim mais yépp ñu ngi ko tënk benn bi nee nañu existé wu mujj gi ñu ni secret la dañ ko fuité biir présidence beneen bi procureur moo ci dëgg tànk mais à la kulli aal bés bu nguur gi jógee fii yooyu dañ koy lijjanti parce que ay dossiers yu pare la ba pare. bu ñu revenir ci affaire seen mouvement citoyen bi appel à la résistance bi nga xamante ni moom ngeen woote même discours la woon ak Ousmane Sonko président bu Pastef ci keroog ba muy def moom itam point de presse boobu est-ce que loolu du quelquefois un peu nga woo wàllum nag rébellion bu mu ko mën a tuddee noonu ci jeunes yi. non xam nga rébellion. te gis nañ li fi amoon aussi lundi keroog. parce que bu fekkee ni nguur gi. dafa bëgg imposer dictature bu fekkee ni nguur gi daf ñu bëgg tënk ci lu dul yoon bu fekkee ni nguur gi dafa bëgg salfaañe suñu àq ak suñu yelleef ak suñu liberté dañuy taxaw jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom parce que lii raam mu ngi jëm ci ñag bi lu ñu xaar ba mu àgg ca nag ñu xool lu ñuy def léegi la ñuy organiser ay comité de résistance ci koñ-koñaan yi ci gox-goxaan yi ci dëkk-dëkkaan yi ci dëkk yi ba lépp luy ñëw ëllëg du ñu bett parce que ñoom pare nañu depuis 2019 la Macky Sall suréquipé armée ak gendarmerie jëndal leen ay xeetu ngànnaay yoo xam ne mujj ñu koo jëfandikoo parce que dafa am lu ñu doon séntu mu am te mujjuta am yooyu la ñu nekk di essayer ci manifestants yi nekkoon koñu Sonko mooy seen balle en caoutchouc yooyu ñu doon tirer mel ni kuy fo ay char à eau chaude donc ñoom dañu yàkkamti moom dafa mel ni xale bu am fowukaay rek boo xam ne da ko yàkkamti jëfandikoo donc ñoom pare nañu man mës naa demander autorisation de marche gouverneur Dakar ñu proposé ma beneen place ma ni non place de l'indépendance laa bëgg nga xam ne lan la ma wax comme jiwóoñu mën ngeen ñëw mais gars yi dinañ ñëw de te am nañu ay affaires yu bees mu ne ko day gën a xumb rek tu comprends kon ñoom seen affaire yu bees yooyu moom la ñu bëgg a jëfandikoo donc loolu ñun nag dañu war a waajal suñu bopp tamit parce que ñu ngi jëm ci Ousmane Sonko ñoom dañ ko bëgg a tër mais loolu bu ñu ko defee agsi nañu ci ñun c'est le dernier rempart loolu duñ ko seetaan moo tax ñu bañ lu ñu bett parce que am nañu droit organiser résistance sans que procureur mën ñoo reprocher ay appel à l'insurrection appel à la rébellion à la violence à quoi que ce soit parce que fii lañu gis Aliou Dembourou Sow député ñëw ni ku contre 3e mandat na pëli jël seen jaasi xeex ak ñoom jàmbaarloog ñoom kooku daf ko woote ba noppi ni dañoo war a sax installer pël après Macky Sall te Abdoulaye Daouda Diallo la ñuy wóoru ci loolu kooku discours bu irresponsable bu ethniciste la boo xam ne day féewale réew dafa indi affaire boddee ko xeet ni alpulaar yi la ñuy fal. du raison tam pour yéen ngeen ci verser. si raison la parce que bu fekkee ni procureur mën na seetaan kooku nga xam ne député la responsable politique APR bu mag te mu def loolu lu flagrant lu ne weng doo am mbalaanu kiiraay procureur war nañ ko ci mën a woowu ko ci ñëpp ñaxtu ko ñëpp ñaawlu ko mais lan moo mujj am ab ministre Abdou Karim Fofana moo dem ci télé yi di ko layal léegi ñun bu ñu wootee ci loolu dañuy jàpp fekk ñu ñuy noot loolu moo tax la ñu may Aliou Dembourou Sow ñun xaaruñu ku ñu ko may dañ koy jël woote résistance woote organisation pour que ëllëg luy am dara bañ ñoo bett parce que ñu ngi jëm ci jàmmaarloo dinañu jàpp ba sonn mais mënuñu jàpp Sénégal yëpp te li ñuy rendi seen loxo lay natt incha allah.
yaakaar naa leer na Clédor Sène dañuy aborder benn brèche aussi laataa rek ñuy daal di tëj ndax waxtu wi ci boppam moo ñuy bëgg a tënk muy mbirum vaccin yi démb réceptionné nañ 200 000 vaccins doses yoo xamante ni nag ñëw na déjà mbumbaay giñ ci def ak nit yu bari ñi ca aéroport déjà nit ñi ñu ngi koy ŋàññ waaye dafa am lu ci attirer suñu attention mooy dañu gisoon benn tweet bu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr di wax ne vaccin yi don la bu Chine def démb ñu gisaat ne ñu def benn ay information yu ñu jot ñu ne vaccin yi ci boppam coûté na état bu Sénégal plus de 2 milliards de francs CFA loo ci xalaat. loolu su ma la delloo woon laaj bonne conclusion nga ciy tiré ndax wax bi dafa yenu maana wala yenuwul maana. yéen a ngi fàttaliku stade lamb bi la arène bi ñu tabaxoon Pikine lan la ñu waxoon état 32 milliards la ci def la ñu waxoon bi ñu koy inauguré chinois yi ñëw ñu dañ ñu ko may ñëpp jaaxle état bi ñëw lay ni waaw mais ñoom participer nañ ci 8 milliards mais ñoom 32 milliards la ñu waxoon kon ñoom dañuy faral di juyoog dëgg loolu la ñu def ci affaire vaccin yi léegi affaire vaccin yi dañ koy jëlee ci ndorteel yi pour comprendre que pour nit ñi bàyyi ci xel parce que ñun suñu test yëpp kii moo ñu koy defal Institut Pasteur te Institut Pasteur mu ngi doon waajal benn vaccin mais dafa ci tardé mu dem ba ci biir ni moom mënatul def génnee vaccin parce que gars yi jiitu nañ ko parce que Ñoxor Njaay Russie génnee Chine génnee donc ñoom ils sont hors course léegi ñu communiqué ni Sénégal choisir na vaccin bu ñu tuddee Moderna ba mu officiel ñu ni Moderna mooy vaccin bi nga xam ni moom la ñuy joxe fii Sénégal ñu dem ba ci biir tur boobu doo génn waaye ñu 200 000 doses gratuites Chine vaccin bi ñuy tudd Sinopharm léegi ci ëllëg sa mu effacé tur boobu léegi ñu ñëw gis ni def nañ ci lu ëpp 2 milliards kon lan moo ciy dëgg bu ñu fàttalikoo li xewoon ci stade bi dañuy jàpp ni la mu njëkk a wax moo doon dëgg. non 200 000 doses du lu bëri ci population wu 15 millions d'habitants ay programme de vaccination ay millions de doses la donc 200 000 doses yooyu mën na doon ak may mais buñ ci nammee luubal xaalis mën nañ ko facturer 2 milliards parce que dafa bëri business ci coronavirus bi donc léegi loolu. dañuy pousser analyse bi ci lu gën a sore parce que avant dose bi di ñëw dañu ni woon du ñu jël sax vaccin chinois bi léegi ñu ngi indi benn vaccin bu tudd nu mu tudd sax AstraZeneca vaccin la boo xam ne doxul Afrique du Sud dañ ko jox def Afrique du Sud mu jur fa musiba ba ñu teg ko ci suuf parce que ñoom dañ ko saytu ci laboratoire ba gis ni baaxul ñu arrêté ko vaccin boobu la ñu naru dugal fii boole ko vaccin chinois yi jaxase ko jox ñu ko te vaccin boobu variante anglaise bi moo ko tax a jóg mënul faj waa Afrique du Sud est-ce que mën nañu faj te empêché wul transmission virus bi diggante moroom ak nit ak moroomam donc loolu mooy genèse vaccin yi donc 200 000 doses yi li ma ciy daaneele rek mooy président de la République moo dem jëli 200 000 doses de vaccin ba noppi def benn discours aéroport discours bi xam nga lan la wax léegi yéen pour nit ñi mën a jël vaccin yi il faut ngeen def communication te communication yi il faut que docteurs yi bokk ci pour déconstruire maanaam pour màbbal ñi nga xam ni gëmuñu vaccin bi la ñuy wax yéen ngeen def communication de sécurisation nga xam ne nit ñi da ngeen di dalal seen xel ci ne vaccin bi baax na bon vaccin bi dañ koy sax campagnal pour nit ñi nangu ko jël loolu moo waroon teewaayu président Macky Sall te ñu ngi xaar scientifique yeeg corps médical bi ci plateau télévision yi ñu expliquer ñu en débat contradictoire ndax vaccin yi baax na wala baax pare nga pour vacciner wu. non. pare woo pour vacciner wu. pas du tout. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf. waaw kay internaute yu DKR 221 ñu leen di jaajëfal yéen itam ci teewlu bi ngeen ñu doon teewlu ñuy fàttali ne tey sunu invité moo nekkoon Clédor Sène nekk président mouvement citoyen bi di Claire Vision gindi askan wi ba noppi nag bokk ci beneen mouvement citoyen boo xamante ni membre fondateur la ci yaakaar naa ci ñu koy duppee le peuple démb ñu doon defal seen baptême de feu donc ñu koy gërëm bu baax a baax ci disponibilité yéen itam ñu leen di jox dig daje très prochainement. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.